baax di ñëwaat ci lay ci beneen thème di ba ak beneen invité boo xam ne dafa bokk ci kër gi ñu naan ko Gabar Chine bokk ci télévision beneen melo nekk champion bu mag tey képp koo xam ne yaa ngi dund làmb rek bu ñu nekk Gabar Chine war nga ko xam waaye def na fii ay jaloore tey Covid bi ñëw dagg lu bari tey ci si ay yëngu-yëngu yu mu daan am donc tey moom lañ ñu dalal tey waxtaan ak moom ci situation Sénégal par rapport ak Covid bi waxtaan ak moom comportement yi nga xamante ni nii ñi nga xam ne jàng nañ jaar nañ université seen comportement actuel loolu moom dina ci waxtaan ak ñun dina waxtaan ak ñun aussi si làmb ji ak Covid bi ñoom nan lañ koy dundee dina waxtaan ak aussi ñun si opposition bi tey ban dundin lañ nekk di dundin ak Covid bi ak nan la ñu ak seeni mots yi nga xam ne ñu ngi koy génnee di ko baaxi population bi est-ce que vraiment am na solo wala amul solo loolu moom après dina ci ñëw ak aussi comportement yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy teewal ci télévision yi actuelle moom it dinañu ci wax actuellement lan moo ci xalaatam est-ce que ñoom message yi gars yi di jàllale est-ce que loolu jaar na yoon wala jaarul yoon loolu yëpp dina ci tontu quoi. donc Gabar Chine ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci télévision bi di la laaj rek suñu première question mooy lamb ji ak Covid bi tey nan nga ko dundee yow bi nga xam ni lamb acteur nga ci lamb ji. di nuyu acteuru lamb yëpp waaw di nuyu ñëpp waaw di nuyu sumay waajur suma papa suma yaay di nuyu waajur yëpp quoi. sooxe na yàgg na sooxe avant Covid parce que lamb laa xam ni mu ngi doon tooy avant Covid ñëw na du lamb kese la téye sport international la Covid téye parce que mun nañu ne balaa bu yàlla wàccee la parce que boo demee Europe seen stade yi li ñuy dugal ñun suñu stade yi duñ ko dugal parce que ay 100 000 spectateurs ay comprendre nga ne 10 000 spectateurs 100 000 80 000 yooyu ñun duñu dugal loolu parce que boo xoolee ñun suñu stade bu gën a gande muy Léopold Sédar Senghor 60 000 place la tey bu ñu demee pays Europe yi seen place yi da koy lem ñaari yoon wala ñett tey doo fi gis picc pourtant gënalu leen de wala gënalu leen mais dañu ñaan yàlla Covid bi jóge fi te ñu xam ne ñun nguur saxuñu de amul benn président bu ñu sax ñun yàlla moo ñu sax lu mu namu ci ñun rek dañ koy am suñu wërsëg kenn mënu ko téye te kuñ ko warul jox doo ñu ko jox kon lamb sooxe ne avant Covid parce que man def naa année blanche avant Covid 19 kon du Covid 19 mooy ñëw may jooy déedéet parce que lamb la yàlla moo ma ko natoo mbër mais ne woon naa fii tout à l'heure ne woon naa man bi ma juddoo ba am 7 ans su may parents am na beneen idée bu ñu amoon ci man inscrire nañ ma école jàng naa alxuraan pour xëy na dañoo bëgg a defoon seen xalaat ma nekk beneen nit mais l'homme propose Dieu dispose yàlla mooy décider nit ku nekk yàlla mooy lay nattu ci benn anam mais na nga fexe ba am fayda ci li nga nekk ak ci li ngay def am ci fulla am ci fayda am ci teggin te tamit boole ci nag gëm ci yàlla wóolu ko ci waaw parce que lii nga xam ne balaa la mu ñëw nan ñaan yàlla mu jóge fi buñ ci wane réewande buñ ci wane indiscipline buñ ci wane goreet yi parce que lii yàlla la àdduna la du Sénégal. donc ma lay laaj aussi opposition bi
opposition bi tey nan nga gisee seen taxawaay ak langue politique bi tey fan la toll. li may mën a wax ci opposition bi mooy ñoo yàq jikko yi tey Sénégal yàgg na fi ku soxla da ngay sànniloo population bi xeer ku soxla da ngay saaga ki nga xam ne moo nekk au pouvoir wala di wax lu ñaaw tey yéen ñoom ñooy ëllëg exemplaire la population sénégalaise parce que tamit munoo nekk opposition ci opposition bi di wax lu ñaaw ak di sànni xeer yu ñaaw ëllëg yàlla bu la defee président nga bëgg a retourné waat ne population bi nañ comporté wu comportement bu baax non munul nekk parce que chaque jour ñu yóbbu fi nit vaar mais président bu sàgganee bañ koy yóbbu vaar am na problème aussi di la vérité mais nañu teg yar ak teggin tey Sénégal ñun xam ñu fu jëm tey si ku am vision bu baax xam ne Sénégal mu ngi dem ci catastrophe parce que jikko yi yàqu na nit ñi yarootuñu ah lu ñëw ñu ne déet mais xoolal la fois passée bi ñu ne couvre-feu ah bi ñu waxee couvre-feu la lañ fi def taxaw di taal ay pono ak di agressé nit ñi di nangu portable jàmbur yi di toj oto jàmbur yi ah yow borom oto bi nga toj otoom bu fekkee couvre-feu da laa métti moom gënu laa métti parce que moom mu ngi doon tardé ba heure bi jot nga fekk ko fa toj oto nga këf yëfu jàmbur bu sañoo doo ko fekk ci mbedd bi heure boobu këf yëfam ak di dajji ay place su jàmbur ah bu ñu waxee ñu ne waaw war a jóg c'est que nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci média bi ñoo war a wax ñu dëgg et puis tamit suñu këru diine yi il faut ñu wax ak population bi parce que ku nekk da ngaa am loo gëm am foo jokku kon ñoom ñoo war di wax ak nit ñi teg leen ci siraatal mustaqim ñu am diine parce que nit ki bu amul diine mënu am yaram pour nga am yar il faut nga am diine ah parce que da ngay xool maak yow boo ma gënee yaru nga ëpp ma chance ci àdduna c'est-à-dire fu ñu dem maak yow la ñuy rek fu ñu dem maak yow ak yow la ñuy gën a jox cër te yow yàlla yow lay gën a fonk ka man comprendre nga parce que yaa ma ëpp yar yaa ma gën a am chance ci àdduna tey dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi ku la gën a avancé mooy ci yar la gën a avancé population bu yaru population bu am discipline asiatique mais ñun Sénégal c'est dommage jikko yi yàqu na parce que lu ñu def rek ñu ne politique ñu politiser ko wala reewante yàqal suñu bopp parce que tey bu ñu saccagé suñu dëkk lañu saccagé amul beneen dëkk buy ñëw naan ñu bàyyi leen déedéet ñoom ñu ngi defar seen dëkk ñun suñu dëkk la ñuy yàq après ñooy subiraat conséquences yi du dëgg mais tey imaginez Chine ak les pays occidentaux tey supposons tey ñooñu tey nu ñu développé ak seen population nu ñu yaroo ak nu ñuy àndee ci seen développement mais ñun Sénégal mënuñoo ànd sax suñu développement loo wax ñu ne wax politique. asian bi tey opposition tey bu pouvoir defaree lu baax opposition bi taxaw ne baaxul gëm loolu nit ñi ne lii muy defar baaxul te pourtant parti au pouvoir un Sénégalais comme yow dëkk ci réew mi comme yow bëggal réew moom lu baax comme yow di def lu baax kon réew mi lay yóbbu pour mu réussir yow Sénégalais bi xam nga loo war a def yow jéem a dem jàppale ko ci boo ko mënul nga jéem a dem dox ci sa waar boo loo xam ne day avancer réew mi yow tamit mais bu ñu fekkee ni parti au pouvoir mi ngi defar opposition bi taxaw fee di yàq population bi tam ne dara baaxu ci yooxandoo mais yàgg na fi saaga yi ñuy saaga président pour lan la mais président bu ko saaga nga sa papa saaga nga sa yaay on se dit la vérité parce que c'est le père d'une nation
ku saaga président saaga nga sa papa saaga nga sa yaay mais Barthélémy Dias lan moo tax man su ko invité woon tey ci télé bi duma ko seetaan depuis bi mu taxawee ci M23 bi ah yi for xeer ne Ablaye Wade tey la ñuy wax jooju saaga billahi fi ma toog damaa jooy parce que xamul tax nit ku yàlla war maa da nga war a war nguur du nit moo koy def boppam du man maa koy def nit du yow yaa koy def nit population bi di wax yëpp kenn deful nit nguur yàlla moo koy def nit te ci nguuram lay dindi def ko on est 16 millions Sénégalais ou 17 millions benn nit moo ci nekk président de la République kon loolu yàlla kese moo ko mën. exactement est-ce que kon nit da nga war a am yar ak nu mu mënta demee même booy xeex sa liberté xeex ko avec dignité discipline xeex ko ci personnalité mais pas di saaga mais ñooñu ñuy wax yaa naa war xaw ma ñooñu saaga fi Ablaye Wade Ablaye Wade du jógee fi ñu saaga fi Macky Sall pourtant ñu ñuy saaga ñun population bi di ci ànd ñu am folie nag lañu am folie kon di ànd ak ñoom ci saaga yi c'est pas normal nit mun nga révéler wu bañ a insulter waaw le gardien de la constitution kooku kenn war ko insulter parce que ñun dese nañ ay président kon exemplaire bi ñuy joxe nii c'est pas un bon exemple yeneen président yi di ñëw lan lañ fi fekk ah. mais nit ñi ngir yàlla nañu yaru bu ñu bëggee réew mi avancer il faut ñu am discipline il faut ñu yaru. exactement. population bi nañu yaru te yàlla tax. réewande amul njëriñ. réewandu defalul réew ñi nga xam ne ñoo toog ci médias yi tey di def affaire réewande loolu c'est pas normal tey ñu ngi jëm ci nu mu tudd. exemple yooyu ñuy seetaan man dama daan seetaan nu mu tudd jàkkaarloo ci télé mais mu doon. waaw mën nga ñëw foofu rek mooy. waaw comportement yi notamment jàkkaarloo notamment yeneen émission yi rek damay citer rek tey yow ban jàngat nga ci am. boo gisee ma bàyyi seetaan jàkkaarloo léegi mooy léegi jàkkaarloo léegi c'est purement politique comprendre nga politique bi moo ci ëpp. man Khalifa. oui non ci côté carte ji laa wax. ci boobu ndox yi ak ñàkk yaram gi laa xam fu ko teg. yaa ma gën a yaradiku. non mais arrête. braver les interdits et avec ton président Macky Sall. Ouais, Malal, s'il te plaît. Les interdits ont été bravés en 2012. Oui. Malal. Avec ton président. Qui a Malal, appelé les gens à sortir dans la rue. Malal, wàññil tension bi s'il te plaît. Et puis baal di wax ni ñun tekkiwuñu dara. Malal. ñun duñu ay xaj duñu ay mbaam duñu ay fas. On est des gens respectables dañu ci dëkk bi lañ nekk kenn xamewuñu yëfi ñàkk fayda. Tu ne peux pas traiter les gens de la sorte. man bu ma dépassé dama koy yar doo morom. non Malal s'il te plaît. Malal loo ma la yar benn mën naa la ko yar. waaw même ñaan. boo dee di ñaan boo dee di hadis ak jàng sa téere baam boole ci xam-xam bu benn na nga ci boole dama lay ñaan yow ci Sénégal nekk waaw ima rek bi di ñaan na nga ci boole sàcc gi Karim Wade sàcc suñu sa bàyyi moo sàcc yow sa bàyyi moo sàcc ñu am yar comprendre nga tey ñun mënuñoo seetaan jàkkaarloo kii nekk APR kii nekk PS kii nekk PDS kii nekk keneen comprendre ku nekk di défendre sa parti ñun loolu taxuñu seetaan jàkkaarloo lu tax ñu ko doon seetaan mooy jàngoro réew mooy nu ñuy def ba réew mi avancé nu ñuy def ba population bi avancé est-ce que léegi ak li nga xam ne mooy dal ci kaw population bi muy metti naka lañ koy def ba saafara ko mais tey da ngay jëm jàkkaarloo seetaan mais da ngay dem sax bañ ku nekk da ngay défendre sa cause ba ay waxoo dëgg da ci am li nga wax amul mais dépassé ni ay xale di ko seetaan mais xale yi ëllëg ñoom ñooy exemplaires yi
xale yi li seetaan loolu mais dañuy yaakaar ne loolu mooy bit bi te loolu du bit bi ñoom ñu toog jàkkaarloo di def seen jàkkaarloo nañu am yar est-ce que dégg et puis suñu amee fu ñu far ñun loolu concerné wuñu comprendre ñun li ñu concerné mooy lan mooy avancer dëkk bi lan moo tax dëkk bi di dem liy dal ci population bi muy metti naka la ñuy def ba saafara ko est-ce que dégg extra yu am solo mais pas ku nekk taxaw fii di défendre fi nga bokk wala di politique ñun soxlawul loolu ci jàkkaarloo message pour waa jàkkaarloo tamit encore une fois parce que seen émission bi dafa nekkoon émission bu am solo di ci Sénégalais bi ci jariñu mais politique bi ku nekk di défendre cause bi nga bokk jël leen ko ngeen teg ko fële et puis seen toogaay boobu na am respect seen biir parce que xale yi dañ leen di seetaan dañuy jàng ci yéen. Gabor Chine waa télévision yi beneen mbir ñu ngi lay gërëm di la laaj rek comportement intellectuel yi nga xam ne tey ñu ngi génne université di def politique wala def yeneen ak yeneen yow tey lan mooy ci sa xalaat ci seen taxawaay tey léegi. maa ngi jégalu côté boobu mooy les intellectuels actuels les intellectuels avant puisque nitu démb ñi ñoo war a jàngal ñu tey ñun boo xoolee depuis bu ñu commencé jàng ba léegi amul sénégalais bu jàng ba créé portable amul bu jàng ba te créé écouteurs yi ñuy takk comprendre nga ubbi société intellect ku jàng ba am niveau boo toll rek jël sa xel ak sa xam-xam yëpp yóbbu ko ci politique pour dem toog ci nguur loolu dafa war a jeex Sénégal il faut qu'on s'arrête ni que les intellectuels nañu xam ne yàlla may na leen xam-xam seen xam-xam buñ ci sàkkoo leneen am ko mooy lan il faut ngeen créer ay entreprise di créer moo leen jëriñee Sénégalais yi ñoo leen def jëriñee seen population am ay milliards te doo leen takk ci dara parce que xam-xam mooy maye alal du kàttan moo ko maye xam-xam moo ko maye parce que da ngay am benn réflexion de mémoire teg loolu dem boo ci xuusee yàlla dimbali la nga réussir ci te di nga ci réussir say doom réussir si say sët réussir si population sénégalais 80% bi réussir si wala 50% bi réussir si Sénégal avancé mais bu ñu nee tey étudiants yi ñu ngi politique tey boo demee étudiants yi ñii na nga far fii ñi nga far fii ñi nga far fii seen xam-xam yëpp ñu ngi koy toj ci maanaam ñëw toog ci nguur gi am confort mais loolu du jëmale réew kanam pour sama xam-xam bu gàtt quoi sama xalaat bu gàtt est-ce que duñu jéem a essayer xool beneen système ñoom intellectuels yi di jàng xam-xam est-ce que duñu essayer xool beneen système di créer parce que tey ñun ñu ngi dem am suñu laboratoire yi ñu am ay problème naka la ñuy jéem a gratter les ay naka la ñuy fajee cancer wala boo amee problème bii naka lañ lay toppee di ko topp ba xam fi problème bi nekk ñu dindi ko defar ko ba nga nekkaat nit comme ni nga nekkee woon échange mais loolu pourtant ñun ñu koy jàng mais buñ ko soxlaa ci tubaab yi lañ ñu yóbbu mais loolu moo fi war a jeex borom xam-xam yi jël leen confort bi ngeen bàyyi ko ne te xam ne loolu benn laps de temps la ngeen jël seen xam-xam utiliser ko ngeen jariñu ci Sénégalais yi jariñu ci seen i sët jariñu ci parce que boo ñëwee ci confort nga yem mooy waral tey nga xool ñi nga xam ne seen demoon nañ nekk ay cadre yor nañ alal cadre nañ seen doom ba ñu xëy dee bàyyi seen doom mais bàyyiwul leen société boo xam ne seen doom da ciy toppaat alal la ñu amoon bàyyi nañ seen doom alal seen doom yi bu ñu séddewee alal bi maanaam xamuñu luñ ciy def tey salaire bi arrêté na li nga daan am arrêté na
say doom ñëw bu ñu séddoo alal bi jeex ku nekk da ngay dem faj sa soxla mu jeex bu yàggee ñu jaay kër gi jaay extra jaay la léegi fooy mujj day mel ni amoon na rek la ñuy dégg te loolu bu ñu koy def Sénégal du avancé il faut ñuy jéem a borom xam-xam yi il faut ñuy jéem a ut solution di fi bàyyi ay entreprise yoo xam ne seen i doom dañ ciy nekk di ci jël ay doomu sénégalais seen i doomu sénégalais yooyu tam di nekk ci entreprise di créer ci entreprise boobu yeneen entreprise Sénégal gën a yaatu gën a jëm kanam. léegi Mbodj ñu ngi lay gërëm di la sant ci réponse yi nga apporté wu léegi ñu bëgg dugg yow rek ci système éducatif bi ñu nekkee léegi parce que boo xoolee boo duggee université da nga fay fekk ay faculté des sciences juridiques et politiques faculté des sciences et techniques faculté des lettres tey da ngay gis la majorité des étudiants bu ñu génnee dañu am benn qualification bu leen di permettre ñu liggéey ci yenn entreprises yi. par exemple boo jëlee comme ku mel ni sama cas dem ba génn en licence en physique chimie dama mujj obligé fay et tant d'autres mun naa fi citer ay ñu bari tey ji yow système bi nga xam ne état bi mi ngi koy utiliser pour que nit ñi dugg université di jàng tey jii boo demee ba toll ci yenn niveau yi mënatoo génn boo amul moyen foo jëm yow tey lan moo ci sa jàngat ci domaine boobu en tant que acteur de développement. ci wàll boobu Siré mooy état bi tamit dafa war a def effort foofu jàppale borom xam-xam yi nekk ci réew mi il faut mu jàppale borom xam-xam yi nekk ci réew mi parce que kuy jàng xam-xam génne noonu xam-xamam ci naa loolu tamit du avancer réew da nga am ñoo xam ne da nga leen war a cadrer pour defar leen ëllëg ñoom ñooy njariñ réew mi ñooy tax réew mi avancer foofu noonu dañoo war a xool les moyens et puis xool ay études ci seen biir. changer système éducatif bi. changer système bi comme ni ngay koy waxee. ñu xool naka la ñuy jàppalee ñi nga xam ne ñu ngi jàng xam-xam pour ñooñu mën a développer ànd ak réew mi développer parce que ñun loolu mooy suñu soxla mooy ëllëg réew mi développer parce que tamit luy passé na. ñun tam dañuy passé après am na leneen lu ñëw. waaw donc Gabar Sine ñu lay laajaat benn question avant ñuy tàggatoo rek tey Sénégal gis nga nu mu tëddee di la laaj rek bonne volonté yu fi nekk gis nga leen donc est-ce que mën nga ci seen quelque rek yoo xamante ne nii seen jëfin yaa ngi gis ni vraiment ñu ngi doxal réew mi daal. waaw am na ay bonne volonté yu nekk Sénégal yoo xam ne mën naa ne ñooñu bu seen réew doonee ñetti tànk tey ñoo motali benn bi muy ñeent ñu ngi aider la population Sénégal tey yàlla na ko yàlla yërëm ku ci mel ni Aliou Sow tey bi ñu ko joxee golf bi ñu ci doon dégg muy lu rafet loolu moo koy fekk tey ci bàmmeelam. Aliou Sow noonu la nit war a doxee. bi nga tabaxee say cité am ngay hectare nga tabax say cité jël say employés jox leen ko. ne ku bëgg ñëwal parce que bu ma nee damay maye ñii daw si dinañ bari parce que ñi am soxla dañu bari. mu ne employé bu bëgg ñëwal ma jox la benn terrain ma jox la kër doo war ko dagg sa salaire. ñi nga xam ne bëggoon nañ bi ñu ñëwee inscrire bi mu demee ba ñëpp daj mu may leen ko waaw. vraiment tey ku ci mel ni El Hadj Ndiaye aussi tey nekk ci dëkk bi benn patriote bu am solo ci dëkk bi El Hadj Ndiaye doo ko dégg ci lu ñaaw mu yor média mën a wax lu ko neex mais doo ko ci dégg liggéey la xam et puis El Hadj Ndiaye wut ay emploi di jëriñ Sénégalais yi di jariñu ci moom muy jariñu ci Sénégalais yi loolu lañ soxla ku ci mel ni tey Youssou Ndour moo ëpp bu ñëpp problème mais mosoo koo dégg diiran lu mu dem liggéey am ko ci kattanam ak xam-xamam ak li ko yàlla may mu delloo ko Sénégal
employé yi yëpp taxaw tey ku ne xam ne milieu artiste milieu star luy mel da ngay bëri noonu da ngay bëri soppe mais ñuy gën a di ko encourager moom mu gën a def ay effort sénégalais yi gën a taxaw parce que ñoom ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu gën a mën a jàppale seen doomu réew yi nañuy gën a def effort sénégalais yi gën a mën a liggéey dëkk bi gën a avancé parce que wax dëgg neex yàlla fii ku waxal yàlla xam ne mosoo koo gis muy wax nit wax ju ñakas mosoo koo dégg mu toog ci presse di wax lu ñaaw mi ngi liggéey àndandoo ak équipe am di liggéey àndandoo ak Sénégalais yi di liggéey vraiment extraordinaire mais nag Sénégal boo waxee li nga xam ne mooy intérêt ci réew mi dina am nag du ñaax ñu am beneen version mais bu fekkee wax ji am na ñu mu arrangé wu man maa ngi jégalu comprendre nga mais selon sama xalaat laay wax li nga xam ne mooy jëmale kanam réew mi ñooñu kenn amul seen fay ñooñu Sénégal amul seen fay parce que su leen neexoon mais bari nañ fi ay milliardaires yu ëpp ñooñu xaalis tey jëlal Niass mais Niass c'est un milliardaire mais Niass ban emploi la créé pour Sénégalais pourtant mooy suñu président de l'Assemblée nationale lu dëgg ana ban société la defar wala ban entreprise la defar boo xam ne sénégalais yi ñu ngi fay yëngatu Sénégal di avancé amul mais ñun fii ñu dëkk nii géej mais Malick Gakou anamu mais ay da ngay dégg am na xaalis ñu ngi jàppale bëri ñu ngi jàppale football mais ana ban entreprise la teg. donc yow li fi nekk Malick Gakou musu la jàppale. non man waxuma pour man de non. ana entreprise bu mu teg pour sénégalais yi jariñu ci jeunes yi jariñu ci. mais nag mi ngi jàppale mbër yi daal. dama ne. mu ngi jàppale mbër yi. mi ngi jàppale football bi. aussi mais ana entreprise yu mu teg pour yeneen ñi nga xam ne yeneen sénégalais yi nga xam ne. ñu ngi en dehors de ça di ci gis seen bopp comme am na xaalis. parce que Malick ko dama daan dégg ñu naan am na hôpital fii Guédiawaye est-ce que loolu am na. non man loolu xaw ma ci dara. parce que loolu moom ci rajo moom xaw ma parce que aw ma ci xam-xam mais li nga xam ne moom laa wax mooy il faut nit ñi bàyyi alal yi ñuy politiquer di créer ay sociétés parce que tey entreprise yi ñuy créer mooy avancer réew mi ñu bàyyi alal yi ñuy jël di ko politiquer mais pourquoi nga dem boo demee ci ay États-Unis ay réew européens yi doo fa gis mukk 30 candidats dafa am foofu ah. boo demee ci maanaam ñuy jàkkaarloo 2 personnes ou 3 personnes mais ñun da ngay gis koo xam ne da ngay gis liste ñu ne 25 candidats ñii ñëpp ay candidats lañ ñoom ñëpp lan lañ bëgg a jëmee réew mi ah mais boo amee sa xaalis da ngay investir créer les emplois nit ñi liggéey bu fekkee da nga bëgg sa réew mais mënoo dem décrocher say milliards ñoo bëggaat nekk bëgg a dugg ci géopolitique bi ah di financer mais politique bi apporter lu ñu dara. dëgg la. nous population bi. politique bi apporter lu ñu dara. ñun lu ñu apporter mooy la population bi liggéey. moo de la waru ñoo soxla réew jàmbur. exactement. ñun suñu réew war na ñoo doy. mais bailleurs yi nekk fii di investir seen xaalis ci politique c'est pas normal. dëgg la. nañu investir seen xaalis ci entreprise yi. mais sénégalais yi bu ñu liggéey seen xel bu dawee ñu toog ku ci nekk toog takk sa jabar am sa kër foo jëm. ah mais ñun ay jullit lañ sutura la ñuy dundee. dëgg la échange rek bu ñu amee sutura rek suñu xel dal na. tey nga gis tey 1 milliardaire ñëw état jox la hectare yu bari tey si nga jël hectare def ko ay cité tey da ngay dégg fii ay milliardaires yoo xam ne ay cité lañ yor di ko loué bu ñu ko tabaxee ba pare di ko loué lu cher. comme Alioune Sall échange rek di ko loué lu cher. mais loolu est-ce que c'est normal. c'est pas normal. tey li tax borom 1 million yeeg 2 millions yi amul ñu am terrain ci town bi
mooy hectares yi ñu jox milliardaires yi ñu defar ko ba mu baax aménager ko tabax ko ay cité ba pare di ko tabax di ko loué est-ce que loolu rafet na warul rafet. man sama concept warul rafet benn sénégalais am cité ba pare di ko loué. dëgg la warul rafet man sama xalaat. aussi moo doon wax ni day jàppale locataires yi wàññi naa ko te amul benn contrôle. loolu aussi war nga ci mën a am benn jàngat. c'est très important. pour loolu dañ il faut ñu jël suuf si état bi jël suuf si jël ko en main tabaxal ko population sénégalaise. seen léegi mais pas mu koy jox les bailleurs ñu koy tabax di ko liggéey sénégalais. comprendre nga nañ ko jël état nga jël suuf si defaral ko sénégalais yi mais sénégalais bu nekk bu amee fu mu jàppandu di fa liggéey di fa am asweer mun na contribuer ci état bi nan la defaral leen sénégalais yi kër ay kër benn cité hectare bi ngay jox benn nit mu jël ko def ko ay cité di ko loué pourquoi mënoo ko jox sénégalais yi di la fay bas ba ñu matal bu ñu matalee ñu jël moom seen kër ah mais buñ ko joxee benn nit perte loon nañu 1 million de sénégalais parce que boo jëlee ay hectares ay millions de sénégalais ñoo ci war a dëkk parce que man su ma ci dëkkee sama doom dëkk ci ah sama jabar dëkk ci ah tey supposons 100 maisons maison bu nekk bu ci 3 personnes 6 personnes dëkkee tey ah multiplier léegi loolu ñaata personnes ñaata nit nga aidé nga sàngu sutura 600 ah kon nag état bi war na góorgóorlu gën a defar loolu. voilà loolu nag moom dañ koy adressé état bi. très bien. nañu gën a góorgóorlu ci sénégalais yi di gën a yërëm sénégalais yi. loolu la leer na. waaw nañu yërëm sénégalais yi xam ne am na ñoo xam ne am nañ 1 million wala 2 millions wala 3 millions bëgg kër ci dëkk bi mënuñu ko am. à cause de bailleurs yi ñuy jox terrain yi. ñu koy defar ay cité di ko jaay lu cher. ak di ko loué di ko def location. c'est pas normal benn nit warul am ay hectares tabax ko di ko jaayee 50 millions. wala 100 millions. wala di ko loué 500 000 appartement 700 000. loolu c'est pas normal loolu arrangé wul Sénégal parce que booy ñu ngi ci pays bi gën a pauvre dañoo bokk ci pays bi yi gën a pauvre ci pays. dëgg la parce que ñu ngi nii Covid bi sonal nañu. est-ce que li ñuy jox sax li ñuy aidé sax du doy population bi. kon war nañu xoolee foofu di jéem a aider population bi jàppale population bi loolu dama koy adressé ci kii bi et puis Siré opposition bi gis naa ci koo xam ne convaincre na ma trop. muy kan. muy Khalifa Sall ku am éducation bi noonu. yan comportement bi gis ci moom bi dafa. voilà Khalifa Sall fi mu jaar ku fa jaar wax tey su ma àndoon ak yow est ba ñu ne ñëpp naan yow yaa tax ma dugg ci kaso bi soo deewee du ma taxaw sa dëj tey soo foo taxaw dinaa wax lu ñaaw mais comportement bi mu yor. ban comportement nit ñi doon ko fa xaar ci insulté ñi mu doon àndal. moo nekk insulté ñeneen ak ñeneen. vraiment Khalifa Sall am na ngor et puis am na yar. exemple bu mag ni noonu. Sénégal bu ñuy jël exemple nañ jël ci exemple ci façon yooyu tey lan la ñu wax kii nu mu tudd Tanor Dieng dem si yàlla na ko yàlla yërëm seetaan ñu tëj ko politique tax ba ñu tëj ko mu souffrir mais diiraan li Khalifa Sall nekk ci kaso ak diiraan lu mu génn ba tey musoo gis Khalifa Sall jël lu ñaaw wax ko Tanor musoo gis Khalifa Sall jël lu ñaaw wax ko sénégalais yi un bon exemple lañu noonu. donc ñu lay gërëm bu baax a baax suñu teewaay di la wax rek lan mooy sa dernier mot lan nga bëgg a lancer population bi. maa ngi sant ñëpp di leen gërëm samay wax nag waxu bu matul la parce que nit rek laa lu ci ñagas te nit ñi xam ne ñagas na ci maa ngi leen ci jéggalu bu baax. kenn toléré ma ci waaw lu ci baax nag xëy na yàlla moo ma jox xel mi may waxe
maa ngi jégalu bu baax di nuyu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. di la gërëm di la sant Gabar Chine ci sa teewaay ci kër gi vraiment yow da nga bokk ci kër gi ba pare teewal kër gi donc wax dëgg yàlla di la sant di la gërëm et puis di wax aussi internautes yi ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen invité ak beneen melo di leen wax aussi ngeen partager le maximum di abonner di appuyer sur la cloche de notification pour que vidéo yi gën a am solo ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay je vous remercie et à la prochaine.